assalaamu aleykum. Tabarakallahu, ñi ngi leen di nuyu di dellu ziyaar mbokk yépp, di leen delloo njukkal te di leen ndokkeel ci bés bi. xam naa dafa mel ni rekk jamono ju nekk dañuy dellu di sant yàlla ci ngëneel li nga xamante ni moom la ñuy defal. ñu di ko ñaan aussi mu nangul ñu suñu cant, dellu di yeesal suñu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xamante ni mooy yonent bi. yàlla def ko muy sangu mindeef yépp, def ko ndawam aussi yebal ko ci jullit yi, yebal ko ci nit ñi, wante yebal ko ci lépp loo xamante ni mindeef la moom yonent bi, pour mu jotalal ko kàddu yàlla, jotalal ko li nga xamante ni moom mooy yërmande moom yàlla. moo tax ñu koy ziyaara di ñaan mu nangul ñu suñu ziyaar. dellu di yeesal suñu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xamante ni mooy Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani, mi nga xamante ni ci barke yonent bi moom aussi moo barkeel suñu dund. di ko ñaan aussi mu nangul ñu suñu ziyaara, wante di yeesal suñu taalibe, suñu tarbiya ak suñu cofeel ci sang bu tedd bi nga xamante ni mooy Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh. di ko ñaan moom aussi mu nangul ñu suñu nekk taalibe, nangul ñu suñu tarbiya ci moom. tabarakallahu, tey ñu fas yéene waxtaan ci thème boo xamante ni mooy dellu ci wàllu tarbiya. bëgg waxtaan ci li nga xamante ni mooy wàllu tarbiya, nga xam ni niñ ko intitulé mooy tarbiyatu nafs ak tarbiyatu ruux. waaw, li nga xamante ni moom mooy éducation religieuse te di wàllu tarbiyatu nafs, ak li nga xamante ni moom mooy éducation spirituelle te di wàllu tarbiyatu ruux. te bu nu xoolee ñaari tarbiya yooyu, dañuy gis ni yàlla def na ci benn junj résumé ci alquran, ci saar bi nga xamante ni moom mooy suratul kahfi, di la caverne. te muy loo xam ni junj lañ ko mën a tudde, ndaxte yàlla moom bu waxee kàddoom dana amee benn grandeur boo xamante ni kenn ku liir ku nekk mën nga ci am sa dégg-dégg boo xam ni dana am lum la jàngal, loo xam ni parfois sax dana wute ak leneen li nga xam ni moom la ci sa moroom di jàng. moo tax ñu ni am na ci loo xam ni junj la bu ci yàlla def ci suratul kahfi, te mooy li mu wax ni inna alladina amanu wa amilu salihati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzulan xaalidina fiha la yabguna anha xiwala qul law kaana albaxru midaadan li kalimaati rabbi la nafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw jinaa bi mislihi madada. waaw, loolu nga mën ci dégg benn résumé boo xam ni, wala benn junj boo xam ni day dellu ci tarbiyatu nafs ak li nga xamante ni moom mooy tarbiyatu ruux. bu nu ñëwee ci cadre bi nga xam ni moom mooy wàllu tarbiyatu nafs, ñu mën ko wax ni moom mooy éducation religieuse. li tax mooy dañuy wax ni ki yar bakkanam, parce que an nafs moom lay olof yi di tuddee maanaam bakkan, moom la olof yi di tuddee bakkan. waaw, te bu olof yi waxee bakkan, xëy na bëgguñu wax rek li nga xam ni moom mooy cër bi nit ki di noyyee ñu koy tuddee bakkan, wante ñi ngi bëgg wax li nga xamante ni lépp mooy dellu ci jëmmu nit ki ci côté relatif, loo xam ni dafa relatif ak li ñuy tuddee wàllu chairam. waaw, mooy tout ce qui est relatif à la chair ñu koy tuddee bakkan. waaw,
te mooy lépp loo xamante ni rek lu nit di def la te muy dellu ci li nga xamante ni moom mooy wàllu jëmmam, loolu la ñuy tudde bakkan la. Français di ko tuddee le charnel la. loolu mën nañ ci dégg ni moom mooy an nafs. léegi nag ñu ni tarbiyatu nafs te moom mooy éducation religieuse, mooy yar bi nga xam ni nit dina ko yar bakkanam wa parce que religion mooy li nga xam ni nit ki daf ciy tënku façon boo xamante ni bii yàlla moo ko ko sant, façon boo xam ni bii yàlla moo ko ko sant. loolu mooy wàllu religion bi, parce que yàlla moom mooy ki nga xam ni moo bind nit. yàlla moom moo bind nit jox ko jëmm, wante jëmm ji waxu ko rek ni ko defe maanaam utiliser ko nu la neexee. le fait que yàlla wax jëmm ni muy utiliser nit ki, le fait que yàlla wax nit ki ni muy utiliser jëmmam ak yan jëfandikukaay la ci war def ak ni mu ko war a doxale, loolu moom mooy religion bi, loolu moom mooy diine bi. waaw moo tax yàlla wax nit ki ni ka sa jëmm ji doxale ko nii, jaarale ko fii. sa bët yi dee si xool nangam ak nangam, bul si xool nangam ak nangam. waaw sa tànk yi dee si dem béréb sàngam ak béréb sàngam, bul si dem béréb sàngam ak béréb sàngam. waaw sa làmmiñ bi dee si wax nangam ak nangam, bul si wax nangam ak nangam. sa nopp yi dee si déglu nangam ak nangam, bul si déglu nangam ak nangam. loolu yépp yàlla rëddal ko nit ci façon boo xam ni mën nañu wax ni façon bu leer la, suñ yàlla dimbalee nit ki ba mu am benn dégg-dégg bi, parce que lépp yàlla rëdd na ko ci alquran. donc bu nit ki déggee alquran dina xam ni nga xam ni noonu lay jaamoo yàlla. wante loolu nekk ci li nga xam ni da ci am luñ tuddee yar la mais yar bi nit ki di yar bakkanam la. waaw donc ki yar bakkanam dafay wut benn éducation boo xam ni da koy def de telle sorte que li ko yàlla rëddal yépp dana ci mën a dox te du ci wàcc benn. ki am tarbiyatu nafs mooy ki nga xam ni mi ngi fexe yar bakkanam, da koy yar ci façon boo xamante ni li ko yàlla rëddal yépp ni ko na si jaar, da siy jaar te du ci bàyyi benn. li ko yàlla rëddal yépp ni na ko bàyyi, da koy bàyyi te du ci am benn sikki sàkk. léegi nag ndaxam dana ko bàyyi parce que daf ko neex, wala ndaxam dana ko bàyyi parce que neexu ko, loolu beneen question la. loolu beneen question la. bu yàlla ne bul def lii, da nga koy bàyyi complètement, doo ko def. ba xam nag yaa ngi koy def ndax neex na la wala neexu la, loolu beneen question la. mais l'essentiel mooy da nga fexe tënk sa jëmm ci loolu ba bu yàlla ne bul def lii doo ko def. bu yàlla ne defal lii nga fexe sax ci dëkk ci. loolu mooy tarbiyatu nafs. bu yàlla ne bu leen njaaloo, waaw bu yàlla ne bu leen njaaloo, bu leen jege njaaloo, laa taqrabu zina. bu leen jege njaaloo, waaw nga fexe ba doo masa njaaloo. waaw même su fekkente ni yaa ngi xalaat ni njaaloo nangam ak nangam, yàlla ni bul ko sax jege. waaw mais da nga fexe yow tarbiya sa bopp, tarbiya sa jëmm ba doo jege njaaloo. xam nga loolu nit mën na ko defal boppam. tarbiyatu nafs nit mën na ko defal boppam, mais dafa am loo xamante ni lii nii xëy na mooy li la yàlla di baaxe, mooy nga mën a fexe ba tàqale rek lan mooy lii sa diine, xam lan la yàlla sant, xam li la yàlla tere. mais boo xamee li la yàlla sant, xam li la yàlla tere bu baax, gis ku la ko tekkil bu baax, mën nga defal sa bopp tarbiyatu nafs, te mooy yar sa bopp ba li nga xam ni moom la yàlla tere nga bàyyi ko, li nga xam ni moom la yàlla sant nga dëkk ci. waaw tarbiyatu nafs ku nekk mën na ko defal boppam. waaw boo fekkente ni mënoo ko defal sa bopp aussi, mën nga gis nit ñoo xam ni mën nga roy ci ñoom tarbiyatu nafs. mën nga gis phénomène boo xam ni mën nga si jàng tarbiyatu nafs. waaw mën nga gis phénomène boo xam ni mën nga si jàng tarbiyatu nafs. waaw parce que phénomène yi comme ni ko yàlla waxee ci alquran, pour muy delloo si nit ñi la. pour muy delloo si nit ñi la. phénomène yi pour muy fàttali nit ñi la. gis nga Serigne Modou Gueye Fall dafa mës a posé benn question ni li yàlla wax ni law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. xanaa loolu dañ ci war a dégg ni doj bi moom moo gën a ragal yàlla nit ki wala. su fekkente ni bu yàlla wàccee alquran bi si jabal bi am lum ci yëg, maanaam yëg ci
ni yàlla dëggoo yëg ci grandeur yàlla ba tax ka mu mën a xar. te loolu gis nañ ni alquran wàcc yàlla wàcce na ko si nit te nit ñi explosé wuñu defuñu dara xanaa kon nit jabal bi dafa gën a ragal yàlla nit ki mais ñu ni jabal bi li si yàlla di wane du diggante comparaison entre ragal yàlla nit ki ak ragal yàlla doj bi mais li ci yàlla di fàttali mooy nit ki delloo si waat boppam ci ni li nga xam ni moom lay fàtte yàlla fàttali ka ci ni nga xamante ni noonu la war a am ci taxawaayam digganteem ak yàlla waaw taxawaayam digganteem ak yàlla parce que tamit doo mën a comparer ragal yàlla nit ki ak ragal yàlla doj bi rek ci cadre boobu ndaxte ni yàlla bindee nit ki ak ni yàlla bindee doj bi yamul waaw donte la xam na ni doj bi mën na gën a ragal yàlla nit ki waaw loolu mën nañ ko xam doj bi mën na gën a ragal yàlla nit ki waaw mais nit ki aussi lim ci war a gis rek mooy ni dèjà mook doj bi bokkul mais doj bi mën na ko fàttali yàlla waaw moo tax loolu noonu di liy xew bu yàlla wàccee alquran si jabal bi ba jabal bi di exploser ndax ragal yàlla nit ki da ci war a fàttaliku ni ndekete kàddu gi man dama ko war a utiliser donc pour dellu si waat ci yàlla waaw pour dellu si waat ci yàlla donc phénomène bi dafa war a fàttali nit ki li nga xamante ni moom mooy yàlla phénomène bi nag mën na am taxawaay bu nekk comme noonu mu amee taxawaay ci wàllu doj bi noonu la mën a am taxawaay bu ëppati solo sax ci li nga xam ni moom mooy jëmmu nit ki waaw te mooy ba sang bi dee firi aaya ba sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim waaw yàlla ni mën naa leen montrer samay kéemaan ci li nga xamante ni moom mooy sama yenn phénomènes yi lu si mel na horizon bi ngeen di gis lu si mel na asamaan si ngeen di gis lu si mel na montagne yi ngeen di gis mën naa leen si montrer li nga xam ni moom mooy samay kéemaan wante mën naa leen montrer samay kéemaan aussi ci li nga xamante ni moom mooy seen jëmm yi yéen wa fi anfusihim waaw samay kéemaan mën na fës ci li nga xamante ni moom mooy seen jëmm moo tax ki nga xam ne da nga bëgg tarbiyatu nafs boo bëgg jàng rek ci loolu ñu waxoon ca jabal ba waaw jabal bi di exploser ndaxte dafa ragal yàlla pourtant am na ñu gën a ragal yàlla jabal bi foofu di ay nit ñoo xam ni seen tarbiyatu nafs dafa mat sëkk boo leen xoolee ni seen tarbiyatu nafs mel dana la mën a delloo ci yàlla pour yow nga mën a defar sa tarbiyatu nafs pour nga mën a defar sa tarbiyatu nafs te loolu Sénégal am na ci ay exemple yu dul jeex ci mag ñoo xamante ni ñii jot nañ fi dund waaw ñu mel na Seydil Hadji Malick Sy nga xamante ni ñooñu seen tarbiyatu nafs dafay yëm nit ñu mel na maam Alhaji Abdou Aziz Sy Dabakh nga xam ni seen tarbiyatu nafs dafay delloo si nit ci yàlla ñu mel na ay Serigne Touba ñu mel na ñeneen ak ñeneen nga xam ni ñii ni nu toppe woon yàlla boo ci xoolee dalay yéem parce que ni seen tarbiyatu nafs mate donc le temps ngay dem di interroger phénomène bi pour mu delloo si la ci yàlla gis nga mag ñooñu boo leen interroger mën nañ la wax lu ëpp solo sax li nga waroon mën a interroger phénomène bi waaw mag ñooñu boo leen interroger mën nañ la wax lu ëpp solo li nga war a mën a interroger phénomène bi jàngal la li nga xamante ni moom mooy sa tarbiyatu nafs waaw moo tax mag ñi mën nga leen interroger te ba nii même jeune bi dund si jamono bii sax mën na interroger mag ñooñu waaw Seydil Hadji Malick boo ko bëggoon interroger tey ci tarbiyatu nafs mën nga ko interroger soxlawoo am li ñuy tuddee baatin soxlawoo am li ñuy tuddee pouvoir spirituel pour fekk ba barzaq pour interroger ko ci tarbiyatu nafs mën nga ko interroger fii nii ci monde zahir mu tontu la tontu bu leer naññi te du soxla ngay dem ba barzaq di ko fa fekki pour mu jàngal la tarbiyatu nafs waaw pour wane ni loolu phénomène la xam nga loolu phénomène la waaw parce que phénomène bi ngay mën a interroger pour mu delloo si la ci yàlla loolu moo tax boo mënee interroger Seydil Hadji Malick ci bisu tey ji mu tontu la c'est parce que moom phénomène la ci cadre boobu waaw phénomène la ci li nga xam ni moom mooy tarbiyatu nafs waaw phénomène la ci ni mu ci mel ñëpp gis nañ ko waaw moo tax nga gis ñenn ñi daan ka tagg Serigne Aline Gueye tagg ka ci façon bi nga xam ni noonu la daan dunde am di saytu li nga xam ni moom lay lekk di saytu li nga xamante ni moom lay naan parce que bëggul lekk loo xamante ni lii am na lor bu ko ciy topp ba loolu di ko jural problème digganteem ak yàlla bëggul naan loo xamante ni lii nii dana am lor bu ko ciy topp
ba loolu di ko ci jural lor ci digganteem ak yàlla waaw. bu dee jaay dana fexe équilibré li muy jaay doxalee ko ni ko yàlla rëdde ba loolu du ko jural toor ci digganteem ak ki nga xamante ni moom lay jaay moom lay jaay waaw. moo tax boo gisee ndeysaan Abdou Aziz Mbaye waykat bu mag ba ndeysaan tagg ka ci taggin bu yéeme waaw, ci taggin bu yéeme te mooy la mu daan wax ni Seydil Hadji Malick ci jëlul bakkan def ko muy ilimaan waaw, falul bakkan muy ilimaan waaw. ni déedéet bakkan dafa ko daan aaye ba faw lépp loo xam ni lu muy dégaan la waaw, miinal ko di mos lu wex waaw. da daan miinal bakkanam di mos lu wex waaw. bakkan dafa ko daan aaye lépp loo xamante ni luy jur ay dégâts la waaw, daf ko koy aaye ba pare miinal ko di mos lu wex waaw miinal ko di mos lu wex waaw. ni te moom Maodo su bëggoon lu nekk mu ñam ka waaw, su bëggoon lu nekk mu ñam ka am na cër boobu boo xamante ni cër boobu mi ngi ko jëlee ci tarbiyatu ruux waaw. daan ci dellu si kanam am na cër boo xam ni mi ngi ko jëlee ci tarbiyatu ruux ba tax na bu ko neexoon lu nekk mu ñam ka waaw. su ko neexoon aussi lu nekk mu am ka wante bëggul ngir la mu xam waaw, ngir la mu xam ni ruux du nit te yax aussi dafay fënax waaw. li mu xam ni ruux kese constitué wul nit waaw. donc ni ngay protéger sa ruux noonu nga war a protéger sa jëmm waaw. ba pare li mu dellu xam ka mooy ni du jël li muy investir ko ci li nga xam ni moom mooy bakkanam parce que yax dafay fënax waaw. te ñoom gis nga seen pouvoir spirituel bi nu jëlee ci tarbiyatu ruux moo tax seen yax du fënax parce que leer gi nga xamante ni moo baawaan ba ci seen ay yax te ñu jëlee ko ci li nga xam ni moom mooy éducation spirituelle daan ci dellu si waaw. dellu tagg ka ni Seydil Hadji Malick jàppa taxoon lexam yi di lerax waaw. su jot moo taxoon jëwam ba di melax waaw. te miinoon na it déjaay boo xam ni déjaay bu yàgg boo xamante ni moo tax cëram yi sax dootuñu senax waaw. miinoon na toog déjaay te mooy toogin bu yaru nekk ci li nga xamante ni moom mooy zikram nekk ci li nga xamante ni moom mooy alquranam miin façon toogaay boobu ba xam ni cëram yi dootuñu senax. imagine loolu xam nga fii da ngay gis sama classe gi bu ñu tooginu benn 1 heure de temps tuuti rek nga gis sa cër yi commencé di senax parce que miinoo ko moo tax. kii nag dafa dem ba miin toogaay boobu ba ay cëram dootuñu senax waaw. moo tax mu dellu ni ko yaa mata roy te ku la roy Mawlaay Cheikh Tidiane Chérif la roy te Mawlaay Cheikh Tidiane ku ko roy sunna yonen bi doo ko rax xanaa kay day fekk nga xam lan mooy xaqiqatu sunna ba ak lan moo ci sariya waaw. mais doo ko rax moo tax léeg-léeg nga gis nit ku tudde boppam sunni yin nga jëf benn jëf wala nga wér de salaatu fatiha mu ni la bidaa la rax nga sunna yonente bi te dafa fekk ni dafa xamul ni loolu du sunna boo xamante ni sunna sariya la, loolu sunna xaqiqa la waaw. léeg-léeg nga jëf benn jëf te mooy nga zikr jawharatul kamal wala nga zikr salaatul fatiha wala nga def beneen façon jëf ñu ne la lii bidaa la yonente bi daaw ko def waaw. ni man ci sunna yonente bi rek laay yem waaw. te fekk na dafa xamul ni sunna dafa am sunna yoo xam ni sunna sariya la am sunna yoo xam ni sunna xaqiqa la. sunna xaqiqa yi Mawlaay Cheikh Tidiane Chérif moo ko indi waaw. sunna xaqiqa yi si yonente bi Mawlaay Cheikh Tidiane Chérif moo ko indi parce que moom moo détenir côté caché boobu waaw. moom moo détenir côté caché boobu mais gis nga mu tagg Seydil Hadji Malick ni ka ku la roy Cheikh Tidiane Chérif la roy te Cheikhuna Tidiane Chérif kenn ku ko roy sunna yonent bi doo ko rax parce que moom moo yore sunna xaqiqa yi nga xamante ni moom mooy sunna yonent bi waaw. ni ko yoroo lu dul sa téere bi sa kurus gi waaw ak sa gopp bi waaw. ndaxte da daan liggéey si Hadji Malick li mu am ci xam-xam yëpp terewul dafa daan liggéey waaw. moo tax mu ni ko yoroo lu dul sa téere bi ak sa kurus gi waaw. sa téere bi ak sa kurus gi nga yor sa yitte yëpp ci nga koy passé mais terewul mu ni ko ak sa gopp bi nga yor parce que dafa daan liggéey na ñëpp waaw. li ñuy tuddee di daan dooleem na ñëpp te pourtant gis nga am na benn cër bi ba nit ñi di ko déglu nit ñi topp ko mais terewul dafa daan dooleem na ñëpp waaw. ak sa gopp bi ni ko fii nga xarek sa jàngu bi ba ñëpp fax topp la xam ni yow mii ku yàlla may nga ku déggoo ak yàlla nga waaw. ni ko fii nga xarek sa jàngu bi li nga fi xare ba ñëpp gis ko ci sa digganteeg sa borom looloo tax ñëpp fax topp la xam ni yow mii ku yàlla may nga waaw. xam ni ku yàlla may nga gis nga boo gisee may indi comme exemple boobu yëpp ci Seydi Hadji Malick parce que ñoom phénomène la si boo xam ni da nga leen war a interroger waaw. ku mel ni Seydi Hadji Malick phénomène la ci tarbiyatu nafs boo xam ni nit ñëpp dañ ko war a interroger waaw. da nga war a interroger Seydi Hadji Malick
te boo ko interroger si jamono tey ji moo xam nga am pouvoir spirituel moo xam ngay nitu sahaada kese soo ko interroger mu tontu la waaw da lay tontu ba nga xam ni yow lay tontu te gis nga tontu boobu mooy demal rek nga jël benn téereem demal nga jël benn téere Seydi Hadji Malick jëlal téere bu mel na Jazbul Xulub jëlal téere bu mel na téere bi mu tuddee Jazbul Xulub bu aadaabul masjid waaw te muy jàjji xol yi ak li nga xamante ni moom mooy tegginu jàkka yi waaw téere boobu gis nga boo liiree ci première ligne yi daa gis mu bindal la araka nasital mawta wal mawtu mawridun waaw falil kulli min bahril mamati nasibu ni araka gis naa la araka mooy gis naa la nasital mawti ngay fàtte dee yow waaw imagine loolu mais loolu ki la ko wax kay mi ngi adressé wu ak yow araka nasital mawta wal mawtu mawridun mooy gis naa la yow mi nga xamante ni yow yaay liir wala yow mi nga xamante ni yaay dox wala yow mi ma posé question bi gis nga tontu baa ngi nii yow mi ma posé question bi tontu baa ngi nii mooy gis naa la ngay fàtte dee waaw gis naa la ngay fàtte dee wante fal mawtu mawridun gis nga dee fournisseur la dee mooy loo xamante ni lii nii c'est inévitable ñëpp ñoom ñoo ciy séddu waaw ñëpp ñoom ñoo ciy séddu loolu mooy dëgg li yàlla wax ni qul innal mawta alladi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum yow miy jéem a daw waaw naan da ngay jéem a wan ginnaaw dee pour di daw pour di ko jéem a rëcc yëgal ni dee dafay daje ak yow c'est inévitable mënoo muusu ko moccal ba du la rencontrer parce que dafay daje ak yow daf lay rencontrer loolu mooy li mu wax ni fal mawtu mawridun falil kulli min bahril mamati nasibu falil kulli min bahril mamati nasibu gis nga kaay ma yëgal la explication bu gën a leer xam nga da ngay dégg nit ñi naan destin nit ñi xamuñu luy destin c'est laaj maa ngi nii nag gis nga destin mooy nasibu destin moom mooy dee da ngay dégg nit toog rek naan sama destin nangam xamuñu luy destin xam nga destin mooy lan c'est laaj maa ngi nee na destin moom mooy dee nasib boobu ngay dégg moom mooy dee benn destin moo am muy dee yeneen yi ci des yëpp ñuy wax ni ay waxi naxa xandang rek la nan ko mën a tudde waaw mais destin dëgg moom mooy dee parce que yàlla gis nga li ñuy tuddee dund monde zahir mais mën nga dem ba yàgg yàlla am lu mu la changé mën nga def benn acte yàlla changé la leen comme li ñuy wax ni parfois booy saraxe dafay guddal sa fan wala yu mel noonu yàlla ci yërmande mën na changé li nga xamante ni moom mooy sa cours de vie mën nga def benn acte bu tax yàlla changé la sa cours de vie wala nga dajeeg wali bu mag boo xamante ni mën ci pouvoir spirituel la mën na la changé sa cours de vie waaw kon loolu mënoo ko tuddee destin le fait que mën na changé mais dee moom du changé moom koo fi mënti nekk di nga ko rencontré donc loolu mooy le vrai destin Seydi Hadji Malick retracé loolu te gis nga loolu mooy kàddu bi tënk tarbiyatu nafs mooy nga xool nit ni que gis nga yaa ngi fàtte lu dee xamal ni dee c'est inévitable nga fàtte ko ak nga ñàkk a fàtte boo ko fàttee daf lay bett rek boo fàttee dee day tax mu bett la rek mieux vaut nag donc nga bañ ko fàtte bàyyi def ci sa xel bu baax ba bépp acte booy jëfati nga bàyyi ci xel yàlla te xam ni dee bii nii ngay fàtte lu dee bi dafay ñëw te yàlla nee na daf lay rencontrer sax waaw kon jarul nga koy jéem a daw Seydi Hadji Malick ni te dee boobu nag yëgal ni mooy destin li ngeen di wax yëpp di ko tudde destin di ko tudde ay lu ne ngeen gis ci film naan destin dara du ci destin mooy li nga xam ne ni moom mooy dee mooy destin waaw yeneen yi ci des yëpp ay caaxaan la waaw yeneen yi ci des yëpp ay caaxaan la waaw yeneen yi ci des yëpp ay caaxaan la waaw moo tax muy am solo nit di dellu si li nga xamante ni lii nii moom mooy tarbiyatu nafs te gis nga bëri na ñoo xamante ni di nga leen dégg ci histoire ñu tagg leen waaw lu ne ñu tudd ko wax seen ay texte te pourtant li ñu am ci cër yëpp ci tarbiyatu nafs lañ ko jëlee waaw li ñu am ci cër yëpp ci tarbiyatu nafs lañ ko jëlee waaw dëgg tarbiyatu ruux mais Mawlaay Cheikh Tidiane moo ko fi indi mais bëri na ñoo xamante ni ñi ngi leen di coow te ñu am cër pire nag ci wàllu yàlla mais cër boobu ci tarbiyatu nafs lañ ko jëlee waaw parce que góorgóorlu nañu ci tarbiyatu nafs fexe ba rafetal seen diggante ak yàlla ba yàlla mottali leen leneen li nga xam ni moom moo des élever leen seen li ñuy tuddee spiritualité élever leen seen spiritualité moo tax loolu dafa nekk loo xam ni lu am solo te mooy nit ki di fexe tënku ci li nga xamante ni lii nii moom la ko yàlla sant bu ko defee nga gis ni loolu moom mooy tarbiyatu nafs te di cadre bu am solo mais mu am beneen tarbiya boo xamante ni moom mooy tarbiyatu ruux waaw te gis nga comme li ñu waxee
ni ci aaya bi sànq tarbiyatu nafs bi li koy firndeel mooy bu fekkente ni rafetal nga noonu sa digganteeg yàlla boo ñëwee yàlla may la àjjana te mooy li mu wax ni inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula ñi nga xamante ni ñoom ñoo gëm yàlla parce que foog nga gëm yàlla ba pare doog am commencé di pratiquer ñi nga xam ni ñoom ñoo gëm yàlla te gëm gi di dëggu si ñoom ba pare dellu nag di jëf li nga xamante ni moom mooy jëf yu sell yi jëf yu sell mooy jëf ko ni ko yàlla bëggee donc loolu moom mooy tarbiyatu nafs waaw jëf bu sell mooy nga jëf ko ni nga xam ni noonu la ko yàlla tracé ci alquranam jëf bu sell mooy nga jëf ko ni la ko yàlla tracé ci alquranam loolu mu ni soo ko defee gis nga tarbiyatu nafs boobu boo ci dëkkee boo ko defee boo ñëwee yàlla ni kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula ñi koy def boo ñëwee yàlla may leen li nga xam ni moom mooy aljanna parce que moom yàlla moom moo bind aljanna def ko muy teranga yàlla moom moo bind aljanna def ko muy teranga ñi nga xam ni fexe nañ respecté seen diggante ak yàlla yépp rafetal seen tarbiyatu nafs ba li leen yàlla sant duñ ko bàyyi gannaaw chaque jour ñi ngi ci leen yàlla tere ñi ngi koy bàyyi ñooñu yàlla ni kaanat lahum jannatul firdawsi nuzulan te xaalidina fiha laa yabghuna anha hiwala mu ni ñooñu daan leen may aljana boo xamante ni dañ fay dëkk abadan ba dootuñ sax bëgg di génn foofu di dem feneen waaw parce que dafay ne loo xamante ni teranga bu lu yaatu boo xam ni macha allahu dafay ëpp li nga xam ni moom mooy seen dayo bi nga xamante ni séntu woon nañ ko waaw ñi nga xamante ni bëgg nañ tarbiyatu nafs yàlla may leen aljana wante gis nga li yàlla di junj rek am na ñoo xam ni gis nga ba yàlla bindee aljanna ni daan leen may aljanna ñoom ñëpp seen xel dañ ko tënk si aljanna ñoom ñëpp seen xel dañ ko jël rek yemale ko si aljanna waaw xalaatuñu sax xëy na yàlla mi bind aljanna xoolal loolu rek ndeysaan yàlla moom moo ni man yàlla ma bind aljanna waaw man yàlla ma bind aljanna am na ñoo xam ne nag xëy na sax loolu du ñàkk pas-pas xëy na li naan xel mu gàtt la rek ba yow da ngay jël sa xel yëpp tënk ko si aljanna ba fàtte yàlla moo tax yow nga jàpp ni boo ñëwee ba si aljana rek parcours bi jeex na gàtt xel la loolu moo tax boo ñëwee ba si aljana rek nga jàpp ni fa la mooy point final bi waaw fàtte ni am na ku bind aljana kooku mooy yàlla waaw ñi nga xamante ni nag gis nga junj bi yàlla junjee ñooñ seen xel am na lu mu xalaat ñoom seen xel xalaatul aljana kese mais seen xel xalaat na yàlla ni su fekkente ne aljana moo mel nii lépp ci teranga te yàlla bind ko kon yàlla moom nan la mel ñu ni kon ñun duñu yem ci découvrir aljana kese mais dañu bëgg découvrir yàlla mi nga xamante ni moom moo bind aljanna yàlla mi nga xamante ni moom moo bind aljanna yàlla moom la ñuy fexe jéem découvrir ko ñun waaw ñooñu moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo sóobu ci tarbiyatu ruux waaw parce que yàlla dafa ni alladina yuminuna bil ghaybi waaw su ngeen ma bëggee fekk si man yàlla sama dëgg-dëgg réalité fekk si leen ma si monde ghayb waaw fekk leen ma si monde boo xam ni xoolal monde inconnu sax laa koy tuddee parce que sore boo xam ni pour ngeen mën ko exploiter il faut que déjà ngeen exploiter le inconnu dans vous te mooy seen ruuxu ngeen mën a si jaar ba découvrir le vrai inconnu di man yàlla waaw moo tax boo bëggee découvrir yàlla mi nga xam ni moom mooy le vrai inconnu da ngay fexe découvrir yow déjà inconnu bi yàlla dugal si yow te moom mooy sa ruuxu waaw parce que inconnu la ba yàlla waxee ne xuli ruuxu min amri rabbi la nit ñi waroon xam ni ruuxu mi ngi ci xay bu yàlla wante yàlla ni wa ma utitum min al ilmi illa xalilan pour wane ni nag am na ñoo xam ni ñoom ñoo amee xam-xam boobu mais gis nga junj bi nga xam ni moom moo tax ñenn ñi fexe soobu ci yoonu tarbiyatu ruuxu moom mooy li yàlla wax moom mooy li yàlla wax ni qul law kaana al bahru midaadan li kalimati rabbi la nafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw jinaa bi mislihi madadan ni gis nga aljana ngoog ndeysaan aljana ngoog ñi nga xamante ni seen pas-pas ci aljana la yem bu ngeen amee tarbiyatu nafs ba ma may leen aljana bu leen neexee ngeen yem aljana mais yëg leen ni man yàlla sama grandeur toll na foo xam ni bu ngeen bëggoon découvrir samay réalité bu ngeen jëloon sax ay géej xam nga géej mooy li nga xamante ni nit ki bu bëggoon wax wàllu illimité dafa naan géej parce que mën nga ni étendue géej xaw ma sax fu mu yem waaw yàlla ni gis nga sama xam-xam maanaam sama réalité samay tur su ngeen bëggoon découvrir lépp ngeen jël géej gi en tant que encre di bind li nga xam ni moom mooy sama réalité di bind li nga xamante ni moom mooy sama xàqiqa di bind li nga xam ni moom mooy sama tur
yëg leen ni géej yi ngeen jël yëpp exploité ko géej gi dana jeex te sama réalité du jeex. yëg leen ni géej gi dana jeex tàkk te sama réalité du jeex. waaw bu ngeen utiliser géej gi en tant que li nga xam ni moom mooy encre di bind. waaw di bind yëg leen ni géej yëpp dana dem ba naax saay ba jeex tàkk te sama xam-xam ak samay tur ak samay réalité sama xaqiqa man yàlla des di continuer di des loo xamante ni ngeen ko mën découvrir. moo tax ñenn ñuy sóobu ci yoonu tarbiyatu ruux pour découvrir yàlla li nga xam ni moom mooy réalité am. tarbiyatu ruux pour découvrir réalité yàlla la du pour rek am aljana ñëw toog fa di lekk ay pomme wala di lekk ay banaana. waaw tarbiyatu ruux pour découvrir réalité yàlla la. waaw te mooy découvrir parce que yàlla bu bindee aljana mel noonu si grandeur mel noonu ci li nga xamante ni moom mooy njëriñ mais ki bind aljana war nga xam ni moo dàq aljana. mais nit kay yow li nga xamante ni moom nga créé nit ki li nga créé mais yaa ko ëpp valeur. noonu la mel yàlla mi bind aljana moo ëpp valeur aljana si fànn yëpp nag. bu dee njëriñ yàlla moo ëpp njëriñ aljana bu dee neexit yàlla moo ëpp neexit aljana bu dee xam-xam yàlla moo ëpp xam-xam aljana. waaw bu dee wàllu yaatu yàlla moo gën a yaatu aljana. donc ñi nga xam ni nag ñoom loolu seen xel dem na fa parce que yàlla day wax ba yàgg ni ulil albaab yi ñi nga xam ni seen xel dem na si loolu seen xel dem na si ni yàlla bind na aljana mais ñun suñu yitte ëpp na rek yam si aljana dañuy fexe découvrir yàlla ndax xam nañ ni yàlla moom moo gën a neex aljana yàlla moom moo ëpp aljana noonu fexe découvrir yàlla ñoom ñoo sóobu ci li nga xam ni moom mooy tarbiyatu ruuhu di éducation bi nga xam ni mooy éducation spirituelle di éducation spirituelle. mais nan la nit di defee éducation spirituelle la nan la nit di defee éducation spirituelle parce que yàlla dafa ne qul ruuhu min amri rabbi ni ruuhu mbiru yàlla la pour wane ni ruuhu maanaam yëfu yàlla la cadre yàlla la yàlla moom moo détenir secret boobu secret ruuhu yàlla moo ko détenir wante nag wa maa utiitum min al ilmi illa qalilan. xam-xam bu yàlla ne xam-xam mooy day wax xam-xam boo xam ni donc xam-xam bu nëbb la du xam-xam boo xam ne xam-xam bu ñëpp xam la. waaw bu ñuy wax xam-xam banalité taxul yàlla di wax xam-xam bu nëbboo tax yàlla di wax comme xam-xam bi nga xam ni mooy xam-xamu ruuhu. waaw comme xam-xam bi nga xam ni mooy xam-xamu ruuhu bu yàlla di wax xam-xam ni wa maa utiitum min al ilmi illa qalilan joxuñu xam-xam lu dul nit ñoo xam ni ñu néew lañu. loolu bu koy wax xam-xam bu fàddu moo tax ñuy wax te mooy xam-xamu xaybu comme xam-xamu ruuxu. waaw comme xam-xamu ruuxu parce que xam-xamu ruuxu xam-xamu xaybu la ndaxte ruuxu mooy li nga xamante ni ci xaybu la bokk te nekk si jëmmi nit. waaw gis nga yàlla kenn du moom parce que ni mu organisation bu yéeme la jël na loo xamante ni ci monde inconnu la nekk di ruuxu ba pare boole ko si jëmmi nit. waaw moo tax ñi nga xam ni ñoom ñooy biologiste yi dem ba découvrir ni gis nga xol dafa am automatisme ci li nga xamante ni moom mooy organisme. waaw moom mooy organisme li nga xamante ni moom mooy battre li nga xamante ni moom mooy def ay battement ci biir xol loolu ci biir xol la nekkul feneen. waaw li nga xamante ni moom mooy def mooy tax xol bi di def ay battement loolu ñu ni mi ngi ci biir xol la nekk mais gis nga amul benn tubaab bu découvrir loolu nekk ci biir xol noonu ci ban poche la nekk ci xol. xam nañ ni rek automatisme xol am naka mais xamuñu automatisme boobu fan la féete dëgg-dëgg parce que nekkul ci li nga xam ni moom mooy zahiru xol bi ci xaybu xol bi la nekk te loolu moom mooy ruuxu. waaw moo tax boo doon wax ruuxu localisation am rek ci li nga xam ni moom mooy jëmm nit da nga naan ci poosu xol la ko yàlla denc wante poosu xol boobu bul jàpp ni poosu zahir la poosu xaybu la. waaw poosu xol boobu du poosu zahir de poosu xaybu la moo tax boo génnee xol boo jëloon xol rek génn ko ci li nga xam ni moom mooy jëmm ji tekk na le da ngay gis ni dafay continuer di battre parce que lii tax xol bi di battre loolu ci biir xol bi la nekk mais ci poosu xol bi mu nekk poosu xaybu la du poosu shahada du poosu shahada loolu biologiste yëpp découvrir na ko. waaw biologie découvrir nañ ko mais mënuñu découvrir nag dëgg-dëgg loolu tax muy battre fan la nekk ndaxte yàlla nee na wa maa utitum min al ilmi illa xalilan mën na la ko jox mën nga nekk biologiste de mais day fekk nag nga def tarbiyatu ruuxu ba xam dëgg-dëgg yow loolu mooy lan. waaw yàlla mën na la jox xam-xam boobu fekk na sax biologiste nga yàlla mën na la jox xam-xam bi fekk na mécanicien nga mën na la jox xam-xam bi fekk na ba léegi yaa ngi nekk commerçant buy jaay. waaw parce que yàlla dafa ni rek ñu néew lañu jox xam-xam bi mais ñin ko jox ñooñu dañu bokk ci monde xaybu ñooñu mooy cheikhu tarbiya yu mag yi nga xam ni ñoom dañu xam wàllu ruuxu parce que même ñoom ci monde xaybu lañu bokk. waaw moo tax waxtaan ba nu defoon ci li nga xam ni moom mooy alhuda ak alhadi lu mel noonu la doon fésal mooy ki nga xam ni dafa bëgg tarbiyatu nafs kooku li mu soxla mooy alhuda kooku njub la soxla njub comme li yàlla wax ni laa rayba fiihi hudan lil muttaqin
ki yàlla dimbali ba nga am loo dégg ci alquran boo ko utiliser loolu njub bu mat sëkk la nga appliqué ko yàlla mën na la dimbali ba nga am tarbiyatu nafs bu mat sëkk. mais ki nga xam nag tarbiyatu ruux nga soxla kooku soxla woo rek alhuda alhaadi nga soxla te mooy la guide. la guide boobu fi mu lay guidee mooy ci yoonu ruuxu te yoonu ruuxu yoonu xaybu la donc ki dëkk ci xaybu moo ko mën a xam waaw donc ki dëkk ci xaybu moo ko mën a xam ki la mën a guidé te mooy alhaadi. parce que pour nga def tarbiyatu ruux soxla woo rek alhuda alhaadi nga soxla woo njub le guide spirituel nga soxla. guide spirituel boobu nag li tax mu mën na guider mooy parce que moom dafa xam yoonu ruuxu ndaxte yoonu ruuxu yoonu xaybu la te moom aussi mi ngi dëkk ci xaybu. waaw moom dafa am dund shahada rek Seexu tarbiya dëgg yi dañu am dund shahada mais seen vrai dund gis nga dund xaybu la parce que ñoom dañu bokk ci xaybu. waaw dañu bokk ci xaybu moo tax li Mawlaay Seexu Tijaani indi nga xam ne nit da siy jaar muy vrai tarbiyatu ruuxu loolu côté xaqiqa la. waaw loolu côté xaqiqa la amul dara loo xamante ni luy caaxaanu zahir la. dafa fekk nag gis nga tarbiyatu ruuxu da nga koy utiliser ba mujj gi muy dimbali waale sa tarbiyatu nafs. waaw tarbiyatu ruuxu dana dem ba toll foo xam ni daf lay dimbali waale ci tarbiyatu nafs te li nga xam ni moom lañ ci mën a joxe comme exemple ci tarbiyatu ruuxu moom mooy li nga xam ni moom mooy tariqatul xaqi. waaw gis nañ ko zikir bi nga xamante ni moom la nit ki di def mu mën ko jural leer ci ruuxam parce que ruuxu leer lan koy guidé kenn du ko guidé ay waxu kese. ruux benn mbir moo koy dundal te muy lumière. ruux lumière moo koy dundal. leer mooy nekk ci ruuxu mu mën a tegu ci yoon boo xamante ni yoon bu jub la yoon boo xam ni moo koy mën a permettre muy découvrir dëgg-dëgg réalité yàlla. parce que xam-xam boobu mooy leer googu mooy taxawee xam-xamu xaybu leer googu mooy taxawee aussi wàllu sellte ba mën a jubal ruux yooyu yëpp leer gee koy taxawee. li ngay zikr mu lay jural leer mi ngi mel na nga jël salaatul fatiha di ko zikr leer la lay jural booy zikr salaatul fatiha maanaam effet bi muy am ci sa ruux mooy dafay charger leer ci sa ruux. leer googu nag moo fay taxawee cadre sainteté même leer gi aussi moo fay taxawee cadre xam-xam nga mën di découvrir yàlla. waaw nga mën di découvrir yàlla nga mën di découvrir li nga xam ni moom mooy yàlla. moo tax ruux bu doon wax dund ruux li muy dunde moom mooy leer. ruux du dundee li ñuy tuddee par exemple comme gerte caaf wala li ñuy tuddee ceeb comme ni ko jëmm di dundee. waaw comme ni ko nafsu di dundee ni ko jëmm di dundee ruux du ko dundee noonu. waaw ruux du dundee noonu ndeysaan mas naa xëy si benn sànce. waaw mas naa xëy si benn sànce maçonnerie am ndeysaan benn maçon bu fa nekk. waaw mu ni ndeysaan moom aarif la bi ni jekk ba yàgg tisbaar jot ñëpp wàcc ci safo yi. waaw arrêté liggéey bi dem di julli ndeysaan moom wàccul mu yéeg mu taxaw sa kaw safo ba rek di continuer liggéeyam. waaw gars yi ni ko waaye yow xanaa doo wàcc julli mu ni julli bi ngeen di def ci seen jëmm yi rek la yem. waaw te jëmm amul solo ruux rek moo am solo. waaw ruux rek moo am solo te julli bi ngeen di def ci seen jëmm la yem kon amul sens entraînement la rek xëy na bu ngeen di def. waaw ndeysaan nee na aarif la de imagine li mu wax ci caaxaan rek ndeysaan te ne aarif la. waaw kenn xamul moo tax sang bi waxoon ni léeg-léeg gis nit ku taxaw wax yaakaar ne xam-xam la fekk na caaxaan dëgg lay wax te loolu caaxaan pire la. continuer liggéeyam ay quelques minutes après ñu indi gerte gi ak mburu mi. waaw xam nga maçon yi ñoom dañuy faral di def noonu bu ñuy liggéey di jënd gerte ak mburu ak attaaya. waaw moom la gars yi daan faral di añe heure boobu aussi moom la gars yi doon añe gars yi jënd gerte ak mburu. bi gars yi jëndee gerte ak mburu mi ni gerte mi mburu mi ñëw na de mu daal di cëppeelu. waaw maçon bi ki waxoon aarif bu mag bi waxoon ni du julli parce que julli si jëmm ji la yem mu daal di cëppeelu. waaw ma ni ko yow foo jëm mu ni ci gerte geeg mburu mi laa jëm damay añ. ma ni ko yow gerte geeg mburu mi moom xanaa ci sa ruux gi nga koy dugal wala foo koy dugal. parce que man li ma xamoon mooy ni ruuxu leer moo koy dundal. waaw gerte ak mburu ci jëmm laa xamoon ñu ca lay dem. waaw gerte ak mburu si jëmm lay dem demul ci ruuxu. waaw demul si ruuxu. kon bu fekkente ni war nga mën a bàyyi julli nga xamante ni yàlla moo ni aqimu salaat julli leen. waaw léegi mën nga bàyyi julli ndaxte da nga yëg ni julli ci jëmm kese la war nga mën a bàyyi gerte ak mburu parce que gerte ak mburu aussi sa jëmm ji lay dugg
gerteeg mburu bu dee développé sa chair kese lay développé te loolu mooy nafs bi sa chair kese lay développé sa charnel lay développé mais développé wul sa ruux parce que ruux leer moo koy dundal la mais ba mu fa jógee dafa dem julli ji parce que dafa xam ni mu doon wax ay caaxaan la xëy na nag maarifa baax na am xam yàlla baax na mais tarbiya bu baax tamit tarbiya bu egg tamit am na solo waaw waaw tarbiya bu egg tamit ba doo wax ay caaxaan yaakaar ni xam-xam la loolu itam am na solo waaw bu fa jógee dafa dem julli ji parce que xam na ni loolu caaxaan la doo julli rek parce que da nga naan si jëmm ji la yam wala nangam da ngay julli parce que yàlla moo ni la jullil ni da ngay julli parce que yàlla moo la sant nga julli doo julli parce que yàlla rek moo la parce que julli ji dafa da nga naan si jëmm la yam wala yu mel noonu mais pour wax nii gis nga ruuxu li koy dundal moom mooy leer ruuxu leer lay dunde leer googu nag mooy dem taxawee wàllu sellite ci ruuxu mooy dem taxawee wàllu xam-xam ba nit ki découvrir yàlla mi nga xamante ni moom moo dàq aljanna yàlla mi nga xamante ni moom moo ëpp lépp loo xamante ni lu existe la lépp loo xam ne lu existe la te gis nga ñiy def tarbiyatu ruuxu dañuy développer seen leer googu noonu ba mujj gi dañuy am benn wàllu pouvoir spirituel boo xam ne da lay jaaxal sax waaw parce que ki nga xamante ni moom mooy def tarbiyatu ruuxu dana dem ba toll fenn fi ci wàllu sellite dana dem ba toll fenn fi ci wàllu sellite ba même moom loo xamante ni lu sellul la woon sax bu si duggee loolu mujj sell mooy li Seydi Mouhamed El Cheikh di tuddee pouvoir de sainteté di ko tuddee pouvoir de pureté mu ni gis nga da nga gis ñoo xam ni seen tarbiyatu ruux dem na ba développé ci sellite foo xam ni même bu nu laloon seen sijaada si sën bi julli dafay nangu te dafay nekk julli bu yàlla gërëm parce que seen sellite mooy dem ba sellalaale li nga xam ni moom mooy sën bi waaw du parce que rek danu def lu leen neex non dañu xam ni ñoom seen sellite moo tollu foo xam ni bu nu lalee sijaada si sën bi julli instant boobu ñu julli sën bi dafay sell mais gis nga bu nu laalee seen sijaada dem yow keneen ki amul tarbiyatu ruux booy lal sa sijaada sën bi di julli gi du nangu parce que fi nga julli dafa tilim mais nitu yàlla bi ki nga xamante ni moo am tarbiyatu ruux bu mat sëkk fi mu julli moom dafa sell parce que sell teem moo toll foofu sell teem moo toll bu lalee sijaadaam si seen julli gi day nangu parce que moom instant woowu dafay sellal li nga xam ni moom mooy sën bi loolu pouvoir de sainteté lañ koy tuddee pouvoir de pureté lañ koy tuddee dafay dem ba sellite mooy sellal sën bi mais ki nga xam ne amoo sellite boobu yow booy julli ci sën bi yàlla ni gis nga kii daf may fonto xaaral ba mu ñëw fi waaw mais yow mais ki nga xam ni moom nag moom waliyu la bi selliteem toll foofu mën na lal ci jaaram julli ci sën bi nii ñëpp gis ko mu kàbbar te instant boobu muy julli da ngay gis ni boo amoon basiira da ngay xam ni sën bi si boobu instant boobu dafa sell set wecc parce que pouvoir waliyu bi ci wàllu sellite bi nga xam ni ci tarbiyatu ruux la ko jëlee moo sellal loolu moo sellal loolu mais ki nga xamante ni nag yow amoo pouvoir de sainteté boobu parce que amoo tarbiyatu ruuxu loolu mënuloo ko loolu mënuloo ko loolu mënuloo ko mais beneen aussi mooy bi nga xam ni mooy fës ci wàllu xam-xam waaw moo tax nitu yàlla yi dañuy dem ba xamal yàlla loo xamante ni lii nii bu ñuy wax ci yàlla sax da ngay yéemu parce que da nga xam ni ñii ni ñu xamee yàlla waaw kenn xamewu ko yàlla waaw ni ñu xamee yàlla kenn xamewu ko yàlla waaw gis nga li ñu doon wax ci Seydi Hadji Malick loolu aussi da siy ñëw parce que gis nga Seydi Hadji Malick tarbiyatu nafsam yëm na ñëpp mais même tarbiyatu ruuxam yëm na ñëpp parce que daan na toog naan diggante xayba ak shahada su fekkente ni am na lu leen séparé am na voile maanaam am na obstacle wala am na kiiraay ñu ni kiiraay bu oyof la parce que loolu ci moom la mel noonu de bu kenn yaakaar ni noonu la mel loolu noonu Seydi Hadji Malick wax exemple boobu pour moom la du pour benn xale bu jug rek ni yore sa kurus di wer de loolu pour Seydi Hadji Malick moo tax loolu lu jar di bàyyi xel la li Seydi Hadji Malick di wax ni diggante xayba ak shahada su fekkoon ne am na voile ñu ni voile bu woyof la voile bu woyof boobu mu wax loolu pour Seydi Hadji Malick la ak ñi nga xamante ni yàlla dimbali na leen ba seen tarbiyat toll fenn fi si tarbiyatu ruux parce que ñooñ dañuy dem ba diggante xayba ak shahada ñooy am si moom mais xayba ak shahada ñëpp xam nañ ni yemul xayba ak shahada xam nga ni yemul bu fekkonte ne xayba ak shahada yem xaybu du tudd xaybu ba yàlla ni am na ñu gëm lu nu xam shahada tudd shahada mais gis nga kii moom tarbiyatu ruuxam moom moo dem ba toll foofu dafa dem topp yàlla ci wàllu ruux dem ba mujj gi moom gis nga nekk shahada ak nekk xaybu ñoo yem si moom waaw imagine loolu ci wàllu xam-xam imagine loolu ci wàllu pouvoir spirituel nit ki dem ba toll foo xamante ni ci wàllu tarbiyatu ruuxu dem ba toll foo xam ne ci wàllu leer ak xam-xam ak ci wàllu martaba xayb ak shahada ñoo yem si moom mooy li nëbbu li fàddu ak li feeñ benn ni muy gisee li fàddu noonu lay gisee li feeñ ni muy gisee zahir noonu lay gisee baatin ni muy gisee baatin noonu lay gisee xayb
loolu ñoom dañ fa toll moo tax loolu Seydi Hadji Malick wax bu ko kenn dégg rek yaakaar ne xay bu dafa jege bu ëpp mais loolu moom jege na si moom parce que moom pouvoir spirituel la moo toll foofu moom pouvoir spirituel la moo toll foofu te loolu noonu la mel ci yeneen wali yu bëree bëri yoo xamante ni am nañu tarbiyatu ruux boo xam ne tarbiyatu ruux bu mat sëkk la dem ba découvrir yenn ci yàlla dem ba am yenn cër yi dem ba am martaba li nga xam ni moom mooy sax parce que tarbiyatu ruux aussi dafay jural nit ki li nga xamante ni moom mooy martaba tarbiyatu ruux dafay jural nit ki li nga xam mooy martaba tarbiyatu nafs moom bu dee jural nit martaba itam martaba sahaada la waa ndaxte nit dana topp tarbiyatu nafs bu ñu tuddee ko saalixiina xam nga saalixiina martaba la mais martaba monde zahir la du martaba xaratu ilahiya waa xaratu ilahiya saalixiina du fa martaba waa xadara yàlla saalixiina du fa martaba waaw mais saalixiina nag martaba la ci li nga xamante ni moom mooy monde zahir ki suivre sa tarbiyatu nafs ba nekk saalixiina lu baax la parce que yàlla sax dafay wax ni mi ngi ànd ak saalixiina loolu kay fa la martaba yam sax bu dee da ngay wax saada kay loolu martaba bu kenn amul ci la bu demee ba yàlla ni maa ngi ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñu sell ñi waaw yàlla parce que yàlla dafa sell ñi sell ñi mu ni ànd naa ak ñoom waaw ànd naa ak ñoom ci sell te parce que lépp lu nu dugg danaa si gis si sama bopp man yàlla parce que dañ koy def ngir man looloo tax yàlla ni ànd nag ñi sell ñi bu yàlla ne dama ànd ak jëmm yu sell yi waaw parce que bu demee ba ni saalixiina yi lu nu jëf seen tànk mooy ne samay tànk seen loxo mooy ne samay loxo parce que lu nu jëf yàlla daf siy gis boppam moo tax li ñuy jëf dañ koy jëf parce que noonu la ko yàlla santaane looloo tax ñu tële leen ay saalixiina comme yàlla nag day gis boppam ci jëf boobu ndax ñii li ñuy def yàlla tax ñu koy def lu ñuy def lu nekk dañ siy xool yàlla ni donc man maa nekk seen tànk maa nekk seen loxo maa nekk seen bët lu ñuy xool parce que lu ma leen sant ni nañ ko xool rek la ñuy xool lu ma leen sant ni nañ ko déglu rek la ñuy déglu moo tax maay nekk seen nopp maay nekk seen bakkan dégg-dégg boobu lañ ciy am waaw dégg-dégg boobu mooy dégg-dégg bi nga si war a am waaw mais martaba dëgg buñ koy wax loolu nag martaba tarbiyatu ruux moo tax ñuy wax waaw parce que mooy martaba yi nga xam ni moom la nit ki di am te si tarbiyatu ruux lay am lu mel na xutbu zaman lu mel na xawsu waaw lu mel na labdaal lu mel na xutbul aqtaab waaw ndeysaan waaw ñoo nga xam ni waxuma sax tarbiyatu ruux mais yàlla da leen si démb parce que ñoom seen dëgg-dëgg tarbiyatu ruux du fii lañ ko defee ca xaybu sax si boppam lañ ko defee parce que loolu aussi dafa am na wali yoo xamante ni dana ñëw ba si monde zahir wali yu par occasion ni ñu koy waxee nga zikr topp tarbiyatu ruux ba am li nga mais am na ñoo xam ni seen tarbiyatu ruux sa monde xaybu lañ ko commencé am na ñoo xam ni seen tarbiyatu ruux sa monde xaybu lañ commencé ñoom avant sax yàlla di bind monde zahir si leen commencé woon seen tarbiyatu ruux parce que avant yàlla di leen jox jëmm sahaada fekk na ñoom ruux la ñu amoon commencé woon nañu zikr ci li nga xamante ni moom mooy ci seen ruux commencé woon nañu zikr ci li nga xam ni mooy ci seen ruux parce que jëmm mi ngi si monde shahada te xaybu moo njëkk existé shahada donc ñi nga xam ni existé woon nañ ci monde xaybu en tant que ruux ci état ruuxaani yi ñooñu doon nañ def tarbiya moo tax nga gis ni axtaab bul yaakaar ni cëram fii la ko amee cëram amee wu ko fii cëram ca xaybu la ko amee parce que ca état bi mu nekk état ruuxaani yi avant sax yàlla di leen jox comme jëmm bi nga xam ni mooy al insaniya ñoom commencé woon nañ def tarbiya boo xam ni tarbiya di découvrir yàlla mooy kan la waaw kon ñooñu xam nga ni waxuñu ay waxu aljanna waaw parce que ñoom sax am na si ñoo xam ni ñoo njëkk existé aljanna wala yu am na si ñoo xam ni ñoo njëkk existé aljanna te boobu ñi doon existé ñi ngi doon def tarbiyatu ruux pour jéem a découvrir yàlla am na si ñoo xam ni sax état nuuraani yu la ñu commencé te mooy yàlla bind leen ñu nekk leer ba yàlla jël leer googu dugal ko ci li nga xam ni moom mooy ruuxu ñu taxawaayu ruuxu aussi di def tarbiya pour gën di xam yàlla waa ñooñu am na si ñoo xam ni ñoom la yàlla njëkk bind aljanna seen ruux yooyu moo njëkk existé aljanna waaw donc ñooñu kon jaamuwuñu yàlla pour am aljanna waaw ñooñu jaamuwuñu yàlla pour am aljanna ñooñu seen vrai jaamu yàlla pour gën a découvrir yàlla la pour gën a découvrir ay réalité yàlla la waaw pour gën a découvrir ay réalité yàlla la waaw moo tax gis nga martaba yu kawe yooyu loolu ci tarbiyatu ruuxu la ko nit di amee ay jégg lu baax dama xaw sax loolu ci tarbiyatu ruuxu la ko nit di amee ci tarbiyatu ruuxu la ko nit di amee tarbiyatu nafs nag li ngay def yàlla sant la ka nga def ka loolu da nga ko war a def li ngay def yàlla tere la nga bàyyi ka loolu da nga ko war a bàyyi parce que yàlla moo la ko sant da nga ko war a bàyyi waaw moo tax bu yàlla ne njawloo bu lekk garab gi lekkoo nga ni ko yàlla lekkuma garab gi loolu mais loolu la siy bindal martaba loolu dafa jër ñu la siy bindal martaba waaw bu yàlla joxe ne njawloo bu lekk garab gi
nga ne ko yàlla lekkuma garab gi loolu tarbiyatu nafs la waruñu la si bindal benn martaba parce que yàlla moom garab gi gémmiñ gi ngay lekk garab gi gémmiñ googu yàlla moo la ko jox kon kay bu la yàlla ne bu lekk garab gi wala ko lekk loolu tarbiyatu nafs la jarul ñu la ciy bindal benn martaba parce que yàlla moom garab gi moom gémmiñ gi ngay lekk garab gi bu nee la bu lekk garab gi waroo ko lekk loolu moom mooy tarbiyatu nafs waaw loolu moom mooy tarbiyatu nafs. Tarbiyatu ruux nag mooy martaba yi nga xam ni yow yaa ànd ak sa volonté fexe découvrir yàlla yow yaa ànd ak sa volonté fexe découvrir yàlla fexe topp yàlla ci bépp dimension boo xamante ni dimension bu mu existé parce que ay dimension yàlla kenn xamul ñaata dimension la béréb bu yàlla amee taxawee ci existence nga fexe ni di nga am pas-pasu jéem a découvrir yàlla ci béréb boobu xool nan la fa yàlla taxawee xool nan la fa yàlla nekkee xool li nga xam ne lan moo fay ay xaqiqa moom yàlla loolu mooy li nga xam ni mooy dellu ci tarbiyatu ruuxu te loolu ruuxa ko mën def parce que ruuxu aussi moom moo bokk ci xay bu donc ci ruux ngay commencé dana am ñoo xam ni nag danoon dem ba seen tarbiyatu ruuxu toll foo xamante ni même dañuy am maanaam li ñuy tuddee capacité la loolu utiliser seen ruuxu boole ko ak seen jëmm ànd sax dem dugg ba si biir monde yàlla yi mooy ni nit yàlla yi def di dem teew sa xadratu ilaahi wa bu ñuy dem teew sa xadratu ilaahi du seen ruux kese moo fay teew même seen jëmm bii nga xam ni mooy seen jëmmu zaahir dafay dem teewi foofu moo tax ñooñu beneen vie la ni am loolu yëpp gis nga bokk analyser dajale ko da nga gis ni loolu beneen dund la du rek dund bii ki di dund si monde zaahir wa loolu beneen dund la te dundoo xay bu la beneen dund la te dund monde xay bu la waa dundi monde xay bu la waa mais pour wax ni gis nga diggante tarbiyatu ruux ak diggante tarbiyatu nafs ay xam-xam yu dul jeex ñoo si nekk ay réalité yu dul jeex ñoo si nekk diggante tarbiya yooyu ay réalité yu dul jeex ñoo si nekk waaw parce que ay dund yu dul jeex ñoo si nekk waaw ay dund yu dul jeex ñoo si nekk nit mën a bëgg yàlla xam ni yàllaa ko moom nangu ni yàllaa ko moom parce que loolu xëy na jàng interprété na monde zahir ba xam ni wax dëgg yàlla moom mi mindeefu yàlla la mu tënku ci li nga xamante ni mooy li ko yàlla sant ak ki nga xam ne nag moom dafa ni tënku naa sax ci li ma yàlla sant comme ni ñu ko waxee woon ci aaya bi alladina amanu wa amilu salihati kaana lahum jannatul firdawsi nuzula waaw di ngay gëm yàlla di jëf li yàlla santaane ba yàlla nga ñëw mu ni yow di wax dëgg yàlla ku toppoon samay ndigal nga def nga li ma la sant parce que loolu épreuve la woon bu ma la doon sant pour rek fësal li nga xamante ni man yàlla maay sa buur waaw wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni loolu moo taxoon ñu indi la fi am ay actes yuñ la sant am ay actes yuñ la tere pour defal la épreuve xool ba xam yow mii nangu nga ni man yàlla maay sa borom épreuve rek la épreuve la boo xam ni moom la yàlla jox nit ki pour mu taxawe ka yàlla di tester xool nit ki ba xam kii dëgg-dëgg li mu waxoon pacte bi mu signé moom si aalamul arwaax parce que pacte la boo signé woon ak yàlla nga ni ko yàlla nangu naa ni yaay sama borom waaw alastu bi rabbikum xaalu balaa ñu nangu ni yàlla mooy suñu borom léegi loolu da ngay ñëw fii pour prouver que nga ñëw yàlla jox la jëmm ni waaye nag sa jëmm ji nag dee siy def li ma la sant del bàyyi li nga xamante ni moom laa la tere waaw loo ci def na fekk ni lii da nga ko def parce que yàlla moo ko sant waaw même booy mooy yàlla sax waaw yëgal ni yaa ngi mooy yàlla mais yëgal ni li ngay mooy nii boo paree daa si jéggul yàlla parce que yàlla tere na la ko waaw xam nga bañ a mooy yàlla loolu dafa jafe nga gis nit rek ku taxaw ko xam ni masul mooy yàlla loolu noonu la jafe mais gis nga la xakim bu mag ba doon wax ndeysaan Serigne Cheikh Tidiane si nga xam ni borom xam-xam la lu mu jàngale xaqiqa pire la nit mbir la boo xam ni ku ko appliqué rek dox ci li nga xam ni moom mooy ngërëmu yàlla loolu la wax mu ni gis nga même boo dee mooy yàlla sax def ko ci turam waaw mu ni gis nga boo doon mooy yàlla tey jii boo doon jug bëgg mooy yàlla nekk yàlla maa ngi lay mooy mais gis nga mooy bi ma lay mooy ci sa tur laa ko defe loolu nga koy def ci tur yàlla moo tax boo jéggaloo yàlla di la jéggal xanaa xamoo li ngay mooy ni yàlla maa ngi lay mooy mais mooy bi ma lay mooy ci sa tur laa koy defe parce que xam naa ni su ma moyee tamit li nga ma mooy nii tere nga ma ko mais maa ngi koy mooy de waaw parce que dama lott rek dama lott man maay ki nga xamante ni man maay ki manqué moo tax maa ngi lay mooy mais yëg naa ni mooy bi ma lay mooy su fekkente ni am na dara ku may jéggal yow yàlla yaa ma mën a jéggal si mooy yi nga xam ni maa ngi koy mooy te muy xaqiqa pire boo xam ni waxoon na ko Serigne Cheikh Tidiane si waaw ni booy mooy yàlla sax mooy ko si turam parce que bu amee ku lay jéggal moom yàlla moom moo la mën a jéggal waaw mooy bi nga ko mooy yàlla la si mën a jéggal de yàlla la si mën a jéggal même li ngay tooñ
ci sa digganteeg sa moroomu jullit ñi sax te yàlla tere lekk mais yàlla koy àtte. yàlla moo koy àtte yàlla mooy àtte sa digganteeg nit ñi waaw yàlla mooy àtte sa digganteeg nit ñi parce que moom mooy ahkamil haakimiina moom mooy ahkamul haakimiina moo la mën a àtte parce que moom mooy lu juste moom moo xam li jaadu moom moo xam li jaaduwul ndax moom moo ni lii maa ko santaane lii maa ko tere leneen lu keneen di santaane te delluwul si yàlla mooy parce que da nga bëri caaxaan rek mais lii yàlla li nga xam ni moom mooy li mat a santaane ak li mat a tere mooy li yàlla rëdd keneen ku am leneen looy santaane keneen ku am leneen looy tere da nga ko war a delloo si loolu yàlla santaane moo tax yàlla gërëm ñi nga xamante ni dañuy digle yiw di tere li nga xamante ni moom mooy safaan ba waaw di tere li nga xam ni moom mooy safaan ba waaw li nga koy waxee ñi nga xam ni ñoom ñooy digle yiw ñooñu yàlla daf leen di gërëm ñi nga xam ni ñoom ñooy santaane safaan yàlla aussi daf leen di rëbb parce que yàlla dafa bëgg képp kuy digle dara ngay digle loo xamante ni lii nii ci ndigalam lay dellu moom yàlla képp koo xamante ni da ngay tere dara ngay tere loo xamante ni lu yàlla di tere la ngay tere loo xam ni lu yàlla di tere la moo tax cadre tarbiyatu nafs bi foofu lay dellu cadre tarbiyatu ruux bi aussi di dellu ci pas-pas boo xamante ni pas-pas bu yëm ñëpp la parce que nit yàlla yi pas-pas boobu ñu am ba fexe dem di jéem a découvrir yàlla découvrir dëgg-dëgg yàlla moom mooy kan ci wàllu xàkkam ak ci nekkinam loolu moo tax yàlla dem ba may leen li ñuy tuddee pouvoir boo xam ni pouvoiru dëgg-dëgg pouvoiru yàlla la waaw maanaam yàlla may leen vrai li nga xamante ni mooy pouvoir boo xam ni moom yàlla sax moo réclamé woon ni lii nii sama pouvoir la waaw yàlla ci la leen may moo tax ñu koy tuddee parfois ñu koy tuddee ni secret kun fayakun léeg-léeg ngay dégg ñu ni diw dafa am secret kun fayakun loolu façon appellation la parce que li ñuy wax secret kun fayakun mooy nit ki li mu am bay def acte yoo xamante ni yii nii dañu yaakaaroon ni yàlla kese moo mën am pouvoir taxawee def loolu tax ñu tuddee ko secret kun fayakun loolu tax ñu tuddee ko secret kun fayakun te mooy pouvoir spirituel boobu mooy tax nit mën a jëf dara loo xamante ni lii nii dañ koy tuddee miracle parce que dañu naan lii nii dafa kiimaane ndax nitu simple kese mënu ko def nit koo xam ni ci tarbiyatu nafs rek nga yem mënoo def loolu nit koo xam ni tarbiyatu nafs rek nga def mënoo taxaw fii di wax loo ba yii de ñuy wax olof nii nga leen di dégg loolu tarbiyatu nafs kese mooy ko nit de tarbiyatu ruuxu moo koy may nit tarbiyatu ruuxu mooy may nit tarbiyatu ruuxu mooy may nit nga wax ak bàyyi ma nii mu tontu la parce que da nga mën a déclencher ci moom loo xamante ni lii nii communication diggante ruuxu ak ruuxu la waaw parce que ni yàlla bindee seen nafs yi dèjà bokkul mais diggante ruuxu ak ruuxu am na benn communication bu fu mën a am looloo tax ngay wax ak bàyyi ma bi mu tontu la fekk na nga nekk nitu yàlla parce que communication diggante ruuxu ak ruuxu la diggante ruuxu ak ruuxu la parce que dèjà seen ay nafs bokkul waaw seen ay nafs bokkul waaw te seen ay nafs bokkul moolu mooy wane ni yow li la yàlla sant ci sa nafs ak li yàlla sant bëy bi wala li yàlla sant bàyyi ma bi ci nafsam bokkul li yàlla sant bàyyi ma bi ci nafsam bokkul li yàlla sant bàyyi ma bi ci nafsam bokkul waaw loolu moo tax nit ki gis nga di soxla am beneen éducation ñu koy tuddee éducation de base Seydi Mouhamed El Cheikh yàgg na koy jàngale ginnaaw tarbiyatu nafs ñu koy tuddee éducation religieuse ginnaaw tarbiyatu ruuxu ñu koy tuddee éducation de base ñu koy tuddee éducation autant pour moi ñu koy tuddee éducation spirituelle nit ki soxla na am beneen éducation ñu koy tuddee éducation de base te mooy éducation boo xam ni ci sa conscience lay dellu nit ki xam ni moom nit la éducation de base mooy nga fexe nite parce que nit nga fexe nite parce que nit nga waaw éducation de base bi mooy éducation bi tax nga nite parce que nit nga doo bàyyi ma balaa ngay jaamu yàlla balaa ngay def leneen da nga war a xam ni yow nit nga waroo jëf benn acte boo xam ni acte bàyyi ma la waroo doxalin benn façon doxalin boo xam ni nit ñi dañuy gis ci yow ni yow mii nite woo da nga war a nite loolu mooy éducation de base waaw loolu moo tax bàyyi ma bi mën def dara loo xamante ni lii nii pourtant da ngay gis nit ñi parfois dañ ciy xaste sax waaw di xas nit ki ni ka bàyyi ma nga parce que dafa jëf façon jëf boo xam ni ci bàyyi ma leen ko miine woon mais gis nga jëf boobu bu ko nit ki jëfee rek lay ñaaw mais bu ko bàyyi ma bi jëfee du ñaaw de waaw jëf boobu bu ko nit ki jëfee lay ñaaw mais bu ko bàyyi ma bi jëfee du ñaaw parce que bàyyi ma bi moom nafsam noonu lay doxe nafsam noonu la ko yàlla rëddee pour mu doxe noonu waaw loolu bu ko bàyyi ma bi jëfee amul posé wul benn problème yàlla warul posé benn problème nit ki parce que noonu la ko yàlla bindee moom pour nafsam di doxe noonu nit nag yàlla daf la wax ni la sa nafs bi doxalee ko nii
mais bàyyi ma moom amul loolu bàyyi ma bi amul loolu de ñoom yàlla da leen bindal benn chemin boo xam ni ñoom chemin boobu la ñuy parcourir moo tax nga gis tubaab bi di ko tuddee instinct ni ñoom seen instinct la ñuy suivre mais gis nga loolu ngay tuddee instinct yëgal ni yàlla mooy tëli bi mu rëddal bàyyi mooy pour ñuy doxee noonu ci seen wàllu nafs waaw ci seen wàllu nafs waaw moo tax bi ma gisee un jour Serigne Modou Gueye Fall bindoon si benn texte ni nit kañ la ñuy dem ba tuddee ka maanaam ba considérer ni mook bàyyi moo ñoo yam mooy bu demee ba amul benn leer boo xamante ni li muy jëf ci yàlla lay dellu jëf bu yàlla gërëm la waaw mu ni su boobaa si la ñuy wax ni nit ki mook bàyyi ma ñoo yam waaw ma bindal ko commentaire ni que loolu boo ko waxee tooñ bàyyi ma yi waaw parce que bàyyi ma yi li ñuy def du parce que dañuy def lu leen neex ñoom li ñuy def ñi ngi def li leen yàlla sant nit ki nga xam nag da nga bàyyi li la yàlla sant bu la kenn tëkkaleeg bàyyi ma kooku boo ko defee tooñ bàyyi ma yi parce que même bàyyi ma bi xam na ni moom mi ngi def li ko yàlla sant waaw même bàyyi ma bi xam na ni moom mi ngi def li ko yàlla sant donc yow nit boo deful li la yàlla sant ba liruwoo sax nit yëgal ni nag bàyyi ma yi la tane waaw yëgal ni bàyyi ma yi ñoo la tane parce que ñoom ñi ngi def li leen yàlla sant leer gi leen yàlla jox ci seen ruuxu pour ñu sàmm ka pour dëggal existence yàlla mais leer googu ñi ngi koy sàmm ñoom ñi ngi def zikri yi leen yàlla jox ñu koy def chaque jour comme li yàlla wax yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fi ardi loolu ci cadre bàyyi ma yi ñoom ñi ngi koy taxawee chaque jour waaw ñoom ñi ngi koy taxawee chaque jour waaw bàyyi ma yi ñoom ñi ngi koy taxawee chaque jour moo tax nit ki nga xam ne yow yaa dem ba génn sa cadre nit ba defoo li nit ñi war a def kooku bu la kenn wax ni yàgg bàyyi ma yem yamook bàyyi ma yi de bàyyi ma yi ñoo la tane waaw nan ni nag nit ku sàggan nga nan ni nit ku yàq sa lumière nga nit ku sàggane sa leer nga waaw mais buñ la tëkkaleeg bàyyi ma yi rek tooñ bàyyi ma yi waaw buñ la tëkkalee ak bàyyi ma yi tooñ ñi nga xamante ni moom mooy bàyyi ma yi waaw pour wax ni nit ki dafay soxla éducation de base te mooy nga nite ba pare waaw di def jëf yoo xam ni jëfinu nit la bul def jëf yoo xamante ni ci bëy yi lañ ko miine wala ca xar yi lañ ko miine jëfal jëf boo xamante ni jëf buy delloo si ni yow mii nit nga ba pare waaw nit nga ba pare léegi nag ñu ni ndax nekk nga jullit waaw nga ni jullit nga donc del jëf li la yàlla sant ci sa jëmm bi waaw bu la yàlla mooy pas-pas aussi nga fexe découvrir li nga xamante ni moom mooy ay réalité yàlla ci yeneen cadre caché yi ci yeneen monde caché yi loolu di tarbiyatu li nga xamante ni moom mooy tarbiyatu ruuxu loolu di tarbiyatu ruuxu moo tax waxtaan bi gudd na trop waxtaan bi gudd na trop ñu ngi si jégalu mais rek pour gën a mën a leeral relation bi nga xamante ni moo mën a am ci tarbiya bi nga xamante ni tarbiyatu ruuxu la di éducation boo xam ni éducation spirituelle la ak tarbiya bi nga xam ni moom mooy tarbiyatu nafs la di éducation religieuse ak li nga xam ni aussi nit ku nekk war na ko utiliser ci conscience am di ko def parce que nit la nu mooy éducation de base waaw ku yàlla dimbali daal ba nga am conscience boo xam ni conscience bu stable la ngay dund goo xam ni dund gu nite la loolu jotewu dara ak wàllu religion kese maanaam nit ki léeg-léeg nga gis mu jëf acte boo xam ne da nga xam ni kii dafa nite moo tax mu doxale nii loolu jotewul ak dara wàllu comme par exemple parce que religion la rek wala kii parce que nit ki dafa nite dafa am éducation de base dafa am conscience boo xam ni conscience bu stable la conscience bu normal la moo tax muy doxale noonu waaw loolu lañu bëggoon rek indi barkeelu ko ci li nga xamante ni moom mooy wàllu tarbiyatu ruuxu ak wàllu tarbiyatu nafs ak beneen parenthèse bi si mën a génn te mooy li nga xam ni mooy dellu si éducation de base waaw moo tax ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla yàgg ñu taxawu ba matalal ñu su li nga xam ni moom moo dellu ci suñu wàllu tarbiyatu nafs dimbali ñu ba jàppale ñu ci li nga xamante ni ci barke sang bu tedd bi mooy dellu ci suñu wàllu tarbiyatu ruuxu dimbali ñu aussi ba sàmmal ñu suñu xel ba nga xamante ni daanu am éducation de base boo xam ni lépp luñ doxal dana nekk doxalin bu rafet boo xam ni du yàq suñu wàllu jaamu yàlla du yàq aussi suñu wàllu spiritualité waaw moo tax ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di ñaan ngeen nangul ñu suñu ziyaara di ñaan jamono ji nekk yàlla yàgg ñu nangul suñu taalibe ak suñu tarbiya yàlla yàgg ñu nangul ñu suñu diine nangul ñu suñu cant si moom di ñaan aussi sang bu tedd bi Seydi Mouhamed El Cheikh moom aussi mu nangul ñu suñu tarbiya nangul ñu suñu taalibe waaw nangul ñu suñu cefeel ci moom ci barke sangam bu tedd ba nga xam ni moom aussi mooy mawlaaye Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu